ci alteni ji lay étudiant ya yeewoo ca université Cheikh Anta Diop de Dakar doon amel seen ñetteeli édition wu journée ñaan bi ñuy jagleel kii di Bassirou Faye mi woon ab étudiant te ñàkkoon bakkanam gannaaw jàmmarloo ya amoon diggante étudiant yeeg woy takk der yi ci atum 2014 Saliou Mbaye mi président kuréel bi ëmb étudiant ya nekk ca Diourbel moom yëkkati na ay kàddoom ngir rekk ñaawlu anam bi ñuy amalee bile bésub ñaan gannaaw bu mu jàppee ne ñi ŋànk université bi dañoo laxas ci mbir mi ab politique. Bassirou Faye ñun ñoo ko moom bu ñu nangu nag ay dëm je m'excuse du terme bëgg ko politiser loolu man ñun en tant que ñun Diourbel waaye duñ ko nangu en quelque sorte. Ibrahima Sombel Faye doon mag ci étudiant bi ñàkk bakkanam waaye itam doon porte-parole famille bi yëkkati na ay kàddoom ngir xamle itam lii di ndàmpaayu juróom fukki millions yu ñu waroon jox waajuru Bassirou Faye ba léegi gouvernement bu Sénégal joxeegu ko. ñun ñu war a jox comme ndàmpaay nga xam ne ñaanuñu leen ko loolu yoon na ko wax boobu ma lay wax ne jotaguñu si. Amadou Sarr ñing nag bokkoon ci ñi am ay gaañu yu metti ci yooyu lay manifestation te état wu Sénégal yóbbu woon ko France ngir rek mu faju ji dafa ñaawlu lool doxalinu gouvernement gu Sénégal ginnaaw bu mu jàppee ne moom daal lii di prise en charge médicale am maanaam wàllum pajam état yeeyatul yàbbisi. faji boobu moo des ndax Macky Sall bi ñuy yóbboo dafa desoon lu bari daal des na lu bari yoo xam ne dañ ko war a faju defuñu ko jàngatuma ndax wéruma pour jàng protège bi dama gaañ protège dama jam sama bët bi di jooy di sotti ndox mënumaa jàng guddi sax du ma nelaw waaw léegi état bi booba léegi li mu ñu waxoon defu ci dara. bi lépp bés nag doonoon na ab bésub ñaan bu ñu jagleel kii di ndem si yàlla Bassirou Faye gannaaw bu mu faatoo ca université Cheikh Anta Diop de Dakar doonoon na nag ab occasion ngir ñii di ndongo yi yëkkati seeni kaddu dankaafu bu baax gouvernement bu Sénégal mu jël ay matuwaayam ngir ñaawteef yi ni mel bañatee am ba faw foofee ca université. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu reporter yooyu ñu demaloon fële ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar mbokkee xarit yi ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte di leen dalal seen émission balance comme niñ ko baaxoo bu nekk mardi bu jot ci waxtu bi le tey ji nag ñuy waxtaale li nga xamante ne moom moo feeñ ci reportage boobu noonu muy affaire Bassirou Faye bu ñu ko waxee xel yi day dem ci étudiant boobu nga xamante ne dañ ko fi boomoon en 2014 août 2014 ak lu bëre bëri li nga xamante ne xew na ci yëpp mu mel ni kon célébré nañu anniversaire bi ci semaine bi nga xamante ne ci la ñu nekk daanaka démb ci altine bi rek am na ay yëngu-yëngu yu bëri yoo xamante ne amoon na fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu waral kon ñu dellusiwaat fi tey waxtaane waat dossier bi xool ana toll waaye dossier bi fan la toll ci kanamu justice waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille ki nga xamante ne moom lañ ci teg loxo également am na kaddu goo xamante ne dinañ ko yëkkati ndaxte teew nañ ci jotaay bi waaye tamit côté UCAD tam am na lu bëree bëri loo xamante ne day ñëwaat ci dossier bi loo xamante ne étudiants ya fa nekk war nañ ci yëkkati kaddu lu jëm ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee rescapé yi maanaam ñi ci jëlee woon ay gaañu-gaañu nguurub Sénégal waraloon amoon taxawaay ak tamit yeneen mbir yi nga xamante ne moom moo ci war kon ci plateau bi dajale nañ fi nit ñoo xamante ne ñu xaw a takku ñoo xamante ne kenn ku ci nekk rek mën nañ ne acteur nga ci li nga xamante ne moom mooy dossier bi ki ci jiitu di yaayu policier bi nga xamante ne moom lañ ci teg loxo policier boobu di Sidi Mouhamed Bougaleb yéen a ngi fàttaliku 24 juin 2016 ci la ko chambre criminelle bu Ndakaar daal di koy teg ay daan 20 ans de travaux forcés ki nga xamante ni moom mooy yaayam di wuyoo ci turu Fayla Fall teel ci plateau bi dinañ ko dalal bu baax a baax mu am kàddu yoo xamante ni dinañ ko ci yëkkati ñu ngi lay dalal bu baax a baax. maa ngi leen di fay yéen ñëpp di nuyu ñu toog si plateau bi yëpp waaw. bokk na ci itam ki teew ci plateau bi ki nga xamante ni moom moo Diène Ngom étudiant la nekk fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye tamit jiite amical bi nga xam ne moom moo dajale mboolem école ak institut yu nekk fële ca UCAD ñu ngi lay dalal monsieur Ngom. maa ngi leen di fay di wax ne maa ngi nuyuwaale sama naataango yi nekk si plateau bi ak sunu yaay jiñ ko bokkal. jërëjëf keneen koo xamante ne teew na ci plateau bi également moom moo jiite fële fac droit bi la nga xam ne moo nekk également ci UCAD di wuyoo ci surtuyu Serigne Ahmadou Sène jumuma ci tur bi. leen di jaajëfal bu baax ci invitation bi xanaa di nuyu mboolem Sénégalais yi donc ñu ngi nuyu mboolem Sénégalais yi di leen jaajëfal bu baax ci invitation bi di nuyu étudiants yi nga xam ne ñoo fare fële ca université Cheikh Anta Diop ñoom ñi ñu wóolu aussi ba tabal ñu ndombal tànk yi pour ñu jiite leen di nuyu suñu yaay bu ñu bokkal plateau bi aussi. jërëjëf sa naataango bi nga dendal moom mooy wuyu turu Ibrahima Ngom moom moo jiite étude amicale bi nga xam ne moo dajale étudiants yi nekk fac science.
di nuyu suñu yaay yi ñu bokkal plateau bi aussi di la xamal ne étudiant Bassirou Faye ñoom nga xam ne moom lañu fa ñu ñoo bokkoon benn faculté man ak moom. yéen a bokkoon faculté waaw yow am na beneen tur bu ñu lay woowee foofu université de ban tur la. général lu tax ñu lay woowee général. parce que dama général. ah pour man sax da nga am ambition pour dem fa li nga xam ne moom mooy armée alors xam naa kon dañuy gën a yëkkati kàddu yi tuuti rek alors leneen li nga xamante ne moom moo ci aju mooy dama seetlu ne plateau bi bëri na ay séeréer de ba wër na ni mu foog ma boole leen ak alpulaar yi bu ñu paree de. waaw alors kon dañuy daal di tàmbali li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi rek ma tàmbali kook étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk démb ci altine ji am na ay xew-xew yu bëri yoo xamante ne xewal ngeen ko foofu ki célébrer am anniversaire bi commémorer également li nga xamante ni moom mooy Fatou Bassirou Faye est-ce que mën ngeen ñu ñëwaatam ci journée bi li nga xamante ni moom moo ko gën a marqué maanaam temps fort yi. waaw pour ñëwaat si temps fort yooyu noonu mun nañ ci wax ci ñetti anam rek anam bu njëkk bi mooy bés boobu bu dellu see suñuy xel yëpp ay dem si suñu xarit suñu naataango bi nga xam ne tey waroon na fekk mu doon leneen mais aussi suñu yeneen nawle yi nga xam ne ñooñu fa jiitu woon te ñëwoon ci terrain boobu ba ab dee fekk leen fa. donc bés boobu buñ koy def mu ngi doon bés boo xam ne ni ma ko waxee dañ ciy fàttaliku suñu naataango mais aussi dañ ciy ñaanaale ba lu mel noonu dootu fa am te gëm nañ ne lu mel noonu bu waxtaan amee waratu faa mën a am. donc bés bi daf ñuy permettre loolu noonu yëpp dinaa ñëwaat nag parce que sànq si reportage bi dégg naa sa reporter mu ne étudiant Diourbel yi mu jox leen parole dama bëggoon ni mu leen joxee woon parole mu joxee ñun ñii parole ñi nga xam ne ñun ñoo fa indi woon journaliste yi parce que ñun ñii di wax ñooñ ñi nga xam ne ñooy président amical faculté yi nga xam ne dañ leen reconnaître donc bu journée boobu amee pour bañ problème mu ne man kat ñi nga xam ne ñoom la étudiants yi wóolu ñoom ñëpp laa mën a liggéeyal moo taxoon ba ñu yëkkati ko ñaari at yi yëpp teg ko ci loxoy mbootaayu étudiants yi ñu reconnaître mais pas loxoy étudiants Diourbel yi te boo xoolee étudiants Diourbel yi ñu ngi bokk ci étudiants université yëpp comme ñëpp. maanaam yéen seen kuréel gi daf leen ëmbaale daal. daf leen ëmbaale parce que ku ci nekk ci foog bokk nga ci faculté wala ci école. beneen anam gi mooy ñoom ba ñu defee suñuy réunion ba pare. woo nañ leen ne leen ñun kat xam nañ ne Diourbel la dëkk boo leen defee nii def nii di ngeen bokk ci organisation bi loolu du woon ñoom li ñu bëgg ba tax na ñoom liñ ci wax seen gis-gis la mais ña fa ñëw gis nañ te xam nañ ne ñi ko doon organiser yàlla rek a tax ñu organiser ko ak ki fi jóge loolu laa amoon lu ma siy leeral. yéen daal ba léegi déggu mënul am seen biir quoi yéen étudiants yi ngeen bëri division du benn sotti ceeg def ci rek wala. buñ ne ba léegi déggoo mënul am suñu biir duma ci nangu parce que sama naataango yi fi nekk mun nañ ko seede yow sa bopp sénégalais nga xam nga ne li xew jamono yi université muy ay nit yoo xam ne dañu jiite kii mën a jóge néegu diw dem ci diw kii mën a jóge néegu diw dem ci diw ñuy booloo di waxtaan ba démb ñi fa ñëw xam nañ ne président yaak président commission sociale yi ñu ngi def benn di ko wax parce que bu kenn ne toog leen ñu dañuy toog bu kenn ne baleen dañuy ba loolu foog naa gëj na université maintenant bu ñu amee benn groupe étudiant bu dëkk ci benn dëkk parce que jàpp ne étudiant boobu foofu la dëkk ñoo ko war a jël bàyyi ñëpp loolu dañ ko war a xoolaat donc bu ñu jël benn cas rek jàpp ne étudiants yi jubóowuñu étudiants yi tey lañ gën a jubóo ok waaw tey ngeen gën a jubóo dinañ ciy ñëw léegi ne Serigne Ahmadou Sène yow yaa jiite amical bi jiite étudiants yi nga xam ne ñoo nekkee fële ca fac droit yow tam nga ñëw ñu ci bés bi rek yaakaar naa sama camarade def na survol bi par rapport ak li ñu ci def yëpp démb yàgg nañ koy waajal chaque année dañ koy waajal déjà bu mois d'août teroo rek dañuy commencer def ay réunion waxtaan ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir université bi mais rawatina ci aussi waa direction COUD parce que quoi qu'on dise aussi tey le mérite leur revient na leer fii ci plateau bi ñoom ñoo ñu fekk ci commémoration boobu jàppale ñu jox ñu subvention aussi ñun ñu def suñu doole ak suñu yitte ba taxawal ko alors def nañ ci wàcce kaamil bi ñu xëyee le matin parce que tamit jàpp nañ ne ki ñu ko doon defal jullit la ñu defal ko wàcce kaamil loolu benn la ci ñaareel ba mooy aussi def nañ caravane jóge université dem ba Diourbel fa mu dëkk saafante ak ay waajuram am tamit nu ñu def ak ñoom naturellement parce que noonu lañ ko daan faral di defee du dëgg donc ci anam boobu lañ ko defee ambiance boobu lañ ko defee tout en sachant que aussi jour boobu muy démb kenn ci ñun amul woon lu ko neex ndax bu ñu fàttalikoo suñu camarade bi ñu rey xëy na ñetti at si ginnaaw rek xol yi day tooy chaque jour man je me rappelle bien jour bi ñu def levée du corps
hôpital principal damay jooy comme xale bu ndaw bañ may téye du dëgg parce que boobu métti na kenn ku ci nekk ci ñun da ngaa jëloon sa bopp mel ni ku xaw a nekk ci place yu Bassirou parce que je me rappelle veille jour bi ñu koy faat le 13 août ñun ñoo déclenché woon grève faculté de droit def nañ 30 jours grève période boobu par rapport à ces questions de bourse bokkoon naa ci porte-parole yi la veille lañ ñu recevoir ñun ministère dañu dem forcer pour ñu recevoir ñu au ministère de l'enseignement supérieur pour leur dire que xaar bi yàgg na foog ngeen fay ñu suñu bourse bi ñuy quitté foofu yaakaar naa il faisait 17 heures à peu près vers 17 ou 18 heures man ak des camarades comme Franck Dadi Diatta mooy président commission sociale actuelle bu faculté de droit ak yeneen camarades comme Mouhamadou Thiaw Mamadou Ndianor bi dem France on était 9 bi ñu yegsee sax ministre bi pare woon pour recevoir ñu parce que daf ne balaa ma leen di recevoir foog seen doyen faculté yi nekk fii ak le recteur en présence ma doog leen mën a jël mais on lui avait dit que tamit situation fi mu toll nii ça urge pour que ngeen édifier ñu ci question bourse yi parce que mu ngi jël temps donc le lendemain la ñu buum Bassirou pour dire que donc mënoon na nekk man comme mënoon na nekk sama beneen camarade du dëgg affaire boobu moo ñu gën a métti rawatina aussi mu dee ci mouvement étudiant parce que da doon xeexal étudiant parce que gis nañ ni manifestation bi waraloon ñu faat ko sax bu weesoo également bourse yi ngeen doon réclamer am na ñoo xamante ni ñi am licence waroon dem master également ñoom tamit bokkoon nañ ci ñaxtu man waaw bokkoon nañ ci ñaxtu boobu gis nga ñaxtu boobu mu ngi dox ba tey tey la gën a nekk de mise parce que vendredi passé man dem naa ci recteur samay étudiant faculté de droit am na ci ñoo xam ne ba léegi sélectionné wuñu leen en master mu nekk loo xam ne ni rafetlu wuñ ko dañ koy naqar parce que dañu jàpp jusqu'à présent ne lu injuste la te lii waral coow di am affrontement entre policiers ak étudiants chaque jour lu ñu mën a éviter la waaye ay naqar yu ñuy teg étudiant la ba mu fees mu dem ba benn moment dootu ko mën a contenir mu wàcc ci tali. kon bu daal bu ma la déggee malgré incident bi am ba occasionné Fatou Bassirou Faye même problème yooyu noonu ba léegi nii indiwuñ ci ay saafara pour mu. dama jàpp ne sax tey la problème mu université gën a bari. dafa gën a yokk ñun yàgg nañ université on commence à durer xam nañ li fa xewoon booba jamono avant ñu rey Bassirou ba fii mbir yi tey la gën a doy waar paiement bourse boobu keroog bi ñu reyee Bassirou ba président recevoir le collectif des amicales des leaders étudiants jëloon na résolution moom wax ko ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon wàllu bourse ne leen dee leen fay bourse yi au plus tard le 5 du mois mais tey balaa ñuy jot suñu bourse rek dañuy yegg le 15 wala le 16 ba léegi loolu dañu fi moo waral ba tey tamit duñu jóg ci ok xam naa dinañ ci ñëw bu baax a baax kon ñu daal di jàll ci nga xamante ni moom mooy Ibrahima Ngom jiite étudiants yi nga xam ne ñoo nekk fële ca amicale bu faculté de fac science ñu jox ko kaddu gi également moom tamit mbir mi 14 août 2014 la woon 14 août 2017 mu mel ni kon ñetti kat jàll na ci diggante bi 3 ans et après waaw bi mooy 3e édition ñuy organiser commémoration deewu Bassirou Faye suñu xarit mu nekkoon en première année mathématiques physique informatique ci sama faculté des sciences comme ni may faral di ko waxee à chaque fois rek moom laay tàmbalee mooy Bassirou Faye mi nga xam ne ni tey moo waral bés bi dernière nuit bi mu passé ci àdduna man ak moom ñoo ko passé ci benn lal Bassirou Faye ñoo ko dalal université boobu nekkuma woon président mais ñoom jiitoo woon naa leen fa benn at démarche yi ni ma doon syndiqué ak sama jikko ak sama comportement neexoon leen ba ñu waxoon suñu garant bi nga xam mooy séddale néegi kën nañ boole ak man ma dëkk ak ñoom ku si nekk day wax ne ah man général laa bëgg a dëkkal ñoom ñëpp ma dëkk ak ñoom ñu nekk sama ay rak si benn néeg yàlla def guddi googu daanaka sax si beneen lal la doon tëdd mais guddi googu dafa ñëw simeeku nii tëdd sama wet ñu fanaan bu bët set boobu laa ko gëj a gis te ñoo bokkoon même ay ambition muy défendre intérêt étudiants yi kon man tey loolu buy dox di dox ba moom mu nekk ci biir suuf man ma nekk ci kaw suuf damaa war a yëggali yéeneem parce que moom tey bu woon naa nekk président amical pour gën a mun a am doole ci baatu étudiants yi parce que ku ñàkkoon caaxaan la moom tamit kon tey lu ñu mën rek mooy di ko ñaanal xëy na fa mu jëm gënal ko fi mu jugee damay ñëw aussi ci organisation journée bi. waaw parce que li ma ci gënoon bëgg xam sax mooy bon gis nañ ne célébrer ngeen journée bi anniversaire bi fàttaliku ko ñaanal ko et tout ça là mais au-delà de ça également dossier bi également est-ce que ci am na ci ni mu nga xamante ne moom lay doxee noo xamante ne rafetlu leen ko parce que tam dégg naa yeneen aspect yu ngeen évoqué ci daje bi. waaw dossier bi moom ni mu demee mënuñu cee wax contentement wala satisfaction parce que déjà nit faatu na rek. mënatuñoo wax ne justice li mu def neex nañ ak lu mu mënoon di demee rek nit faatu na rek ñun amuñ lu ñu neex waaye nag comme li ñuy wax ci tubaab
la loi s'applique à tout le monde et ñëpp ci suufu yoon lañ nekk li ñu mën rek mooy décision bi ñu jël ñu respecté ko. problème indemnisation yi dégg naa ngeen ciy wax ndàmpaay bi. indemnisation bi depuis le 24 juin 2016 moo nekkoon dernier verdict bi su ma juumul. si lu ñu déggandi ne moo fa am muy famille bi nga xamante ne ni ñoom ñoo perte Bassirou Faye ay waajuram war nañ leen a jox 50 millions. loolu lañ fa déggee tamit ñu ne ñi nga xamante ne nii ki nga xam ne faat nañ ko témoin oculaire yi distingué nañ ko kooku tamit dañ koy tëj 2 fukki at ñun loolu lañ ci amoon ki nga xam ne sax moo doonoon témoin oculaire bi Set Diagne ñun tamit ñun ñëpp ñoo bokkoon ci benn néeg bi nga sax ana Set Diagne moom tax indaale wu leen ko. Set Diagne dafa sonn parce que moom tamit dafa demoon Diourbel démb xam nga étudiants yi dañoo def benn délégation bu am doole jël oto kud moo ñu jox oto jox ñu essence jox ñu lépp. ñun tamit ak suñuy dabadaax ak suñu moyen ñu dem yëkkati li ñu am ak suñ dool li mu permettre ñu jàppalewaat ko ou bien yeesalaat tamit suñu njaal ci kanamu famille bi foofu dinaa fi occasionné waale wax ne dañuy remercier COUD commencé ci kilifa gi directeur bi. Ils sont là pour ça, hein? ñoom mayuñu ñu dara mais ñun tamit budul woon ak ñoom xëy na organisation journée bi dina gën a jafe parce que du ministère du keneen du présidence du benn autorité bu mun a taxaw ne jàppale na nangam pour que journée bi mu réussir. parce que tey bu ñu doole ji gënoon a may mënoon nañoo jël lu mat fanweeri kaamil wala téeméeri kaamil wàcce ko fa. mais boo bëggee def benn kaamil kese ñu naa la ay 2 fukki junni ñun suñu doole dul ñu may loo xam enet yéene nañ ko. bu ñu sañoon journée boobu étudiants yëpp dinañ def ay laax yoo xamante ni dinañ mun a saraxel pour ñëpp mais da ngay gis ne suñu doole dafa manqué. te COUD rek moo nekk suñu côté di ñu jàppale te journée boobu allah kulli xaal dinañ ko def. ok bëgg naa dellusiwaat ci balaa may dem ci Diène Ngom ma ñëw ci Ibrahima Sène le juriste moom fac droit la nekk yéen a ngi wax waxu indemnisation mais est-ce que du nekkul ne policier bi ñu condamné muy Bougaleb dafa def appel donc balaa il faut que ñu confirmer appel bi ba décision bi définitive ndàmpaay ñuy soog a wax waxu ndàmpaay également est-ce que du loolu mooy li nga xamante ni moom moo compromettre li nga xamante moom mooy indemnisation bi war a dem ci famille bi. waaw effectivement xam nga décision de justice rendre nañ ko mais quoi qu'on dise aussi mooy que. ki ñu condamné am na toujours possibilité pour def appel. te mën nañ dem ñu setal ko gis nañ ko dans les jeunes de corps. en première instance 20 ans de travaux forcés. effectivement deuxième bi ñu demaatee jugé waat leen ñu setal leen. lu mën a nekk la xam nga yoon mooy doxee noonu chaque jour mën nga indi des faits yoo xam ne ni boo ko rassemblé peut-être nga jàpp ne lii moo xew suba mën nga gis aussi des événements nouveaux yoo xam ne peut-être bu ñu ko associé au dossier mën na acquitter peut-être la personne loolu yëpp day mën a nekk quoi ce qui fait que donc par rapport ak indemnisation bi bon du ma ci avancer trop mais nag nañ bàyyi xel. ne même bu fekkante ne woon sax du Bougaleb kenn yéenewul kenn kaso quoi qu'on dise foog mu leer ñun ñëpp ay ndaw lañ xëy na ki ñu tëj ndaw la aussi kenn yéenewul kenn kaso mais même bu fekkante ne woon du Bougaleb l'État du Sénégal a l'obligation de verser des indemnités à cette famille-là parce que ki ñu rey ndaw la espoir la woon famille am ñu ngi ko doon xaar waroon na yor baayam yor ay rakam ainsi de suite kon tey yàqal nañ ko lu bari yàqal famille am lu bari kon waroon nañ leen a tenir waroon nañ leen a dimbali bu baax. mais ñi ñu ko jiñ tëdd ñoom nag ñoom tam waruñu leen ndàmpaay. waaw xam nga nag fi mu toll nii ñun mënaguñoo wax ci. ok ñoom la wala du ñoom. ok mais comme état ñoom wax nañ ba pare. liñ xam astafurlah justice wax na ba pare. la justice a déjà tranché. ce que la justice a tranché nous plions à ça. jusqu'à ce qu'on nous donne vraiment d'autres éléments nouveaux. mais tamit na nekk ay éléments yoo xam ne day wone du point de vue palpable que lii moo am. ñu xam ok d'accord yaakaar naa dinañ ciy ñëwaat bu baax a baax ci sooru rescapé yi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju damay jublu ci ki nga xamante ne moom mooy yaayu policier boobu di Sidi Mouhamed Bougaleb Fayla Fall. waaw di ko jox kàddu gi rek également moom tam mu wax ñu Mouhamed Bougaleb ci yan condition de détention la nekk également ndax yéen a ngi dem kaso di ko seeti. waaw ñu ngi dem di ko seeti mais dossier bi dafa am lenteur. waaw parce que bañ ko condamné 24 juin defoon na appel pour ñu attewaat ko. waaw ba léegi nii ëpp na at mais dossier bi ñëwaat. waaw ba léegi nii kenn attewu ko. waaw kenn attewu ko te dossier bi normalu parce que 17 témoins nga dugg tribunal 17 témoins ci benn nit di accuser sama doom c'est pas normal. parce que yow Pape Ndiaye ñu ne la kaas bi toj ñu fii ba bay kaas bi du toj nekkuma fi doo xam ci kaas bi xam nga ci dara mu ko lépp jóge na ko bien avant ay médecins yam xool nañ ko xam ne ni kii nekk foofu
ñëpp défilé ay chef am ñëpp ñëw ne Bougaleb nekk benn nit taxaw tribunal di joxoñ mais joxoñ loolu du kii joxoñ nit naan kii la te moom ba muy wax dafa doon ne waa ji dafa téléphoné 2 fois doog a tiré. dafa ne c'est un gradé de la police. waaw c'est un gradé de la police moom moo ko wax ak yeneen ñaari étudiants yi Doudou Faye ak Guèye Ndiol moom mu ñëw mu ne c'est un gradé de la police ba pare dafa téléphoné 2 fois doogoo kii mais foofu police jaaxal na ma parce que nit bu fekkee ne na yow da ngaa téléphoné 2 fois mais lañ def géolocalisation bi ñu xool kan moo téléphoné parce que Bougaleb xool nañu kii yam nekk fa woon ñibbi na bien avant parce que Pape Ndiaye nañu waxante dëgg koo xam ne yow sa bopp ñu ngi ko toj mu xóot bu bëgg a dee parce que bi mu wax ak procureur bi daf ko ne sama bopp dafa xóot sama bopp dafa xóot ngay wax ak procureur nag mu ne ko sama bopp dafa xóot man bi mu ñëwee dama ko xool mu dugg si biir kër gi ma ne ko yow lan la papa gi di ko tooñ sax naa nga yow xanaa étudiants yi dañ laa saax-saaxe mu ne ma université laa jox étudiants yi ñoom mais ku ñu dugg bënn boppam jox ma loxoom kooku déedéet di la sang kooku nan ngay reyee nit. waaw parce que tam maa ngi déggoon avocat muy wax ne maanaam témoignage yi nga xam ne Cheikh Diagne def na ko yëpp demuñ jusqu'au bout maanaam description bi mu defoon. kooku taay bi mu tolloo ak ni nga xam ne noonu la meloon ak yeneen Cheikh Diagne dafay tergiversé Cheikh Diagne bu tayee mu wax lii bu subaa mu wax lële parce que moom dafa ni Bougaleb dafa ni man ki ma gis dafa sol casque deuxième fois bi mu ne dafa sol cosmonaute waaw moom fils sol woon cosmonaute sol woon casque waaw sama doom bi muy dem solul dara parce que papam sax ba mu ñëwee papa gi def ko ne yow boo nekkoon France dañ lay jàpp amul tax ñu lay jàpp parce que tu ne couvert sa bopp amul woon dara ba ñu toj sa bopp toj boppam damm loxoom ñuy def seen enquête yooyu kenn xamul enquête lan la. tout ça pour dire que faatu bi ba muy am moom fekk ko fa. fekkoon na mu replié wu pour dem na yoonam sa faatu bi mi muy am boobu moom dem na école police bu mu jógee école police la dem base am muy camp Abdou Diassi. waaw parce que li gën a feeñ ci témoignage yi mooy ki tiré benn gradé la police boo xamante ne def na ay coups de fouille ak yooyu moom ban statut la amoon déjà ci au sein de la police. kan Bougaleb. waaw Bougaleb du gradé. Bougaleb mu ngi doog a dugg police Bougaleb gradé c'est un 2V la bi ay V la am. ok première V bi bu mu ko amee deuxième bi Casamance la nekkoon mu woo ma téléphone dama yaay am naa deuxième V. kooku c'est pas un gradé demul fenn duggul fenn xale la woon buy dem di ñëw di liggéey nekk sama taaw affaire bi war nañ ko xoolaat baax. ok fi ñu toll yaa ngi ci. Bassirou Faye bu nekkee victime. dëgg yàlla Bougaleb tam victime la ñaari xale lañ kii rey nañ ko kii tëj nañ ko wallaay wax. yéen a ngi dem prison di ko seeti ci yan anam la nekk yan. waaw ñu ngi dem di ko seeti mi ngi camp pénal toujours. camp pénal bu Liberté 6 mi ngi camp pénal waaw mi ngi camp pénal se maintient. ba condition yi mu nekk baax na. waaw ma ko gisee statut nii. côté justice tam également joxuñu leen benn information benn xibaar par rapport ak procès en appel bi kañ lañ koy attewaat ndaxte 24 juin la woon ba léegi 2016 non joxuñu ok joxuñu benn kii mais yéen daal vous êtes profondément et fondamentalement convaincu de son innocence. waaw il est innocent. ok il est innocent. ok dinaa ñëwaat ci yow léegi Ngom damay dellusiwaat ci yow léegi ngir évoquer le cas li nga xamante ne ñoom ñooy parce que gis nañu ne également bu weesoo Bassirou Faye bi fa ñàkk bakkanam am na yeneen étudiants yoo xam ne dañ ci jëlee ay gaañu si reportage bi sax gis ngeen am na koo xam ne doon na wax également cas ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci jëlee ay blessures ak yu mel noonu sàkk woon nañ seen teewaay sax waaye xat-xat yi moom moo tax mujjeewuñ teew donc nga defal ñu état des lieux par rapport ak situation boobu. waaw ñooñu dinaa sawar a wax trop si ñoom parce que dafa di ñoo xam ne tey bu événement yi amee dañ leen yóbbu am nañ leen ci jotoon jël yóbbu leen France ku ci mel ni Amadou Sarr Ñing donc mooy kii ngeen di gis ci image yi nii mu nekk koo xam ne bëtam moo ci yàqu biñ ko yóbboo foofu mu waroon def kii yu njëkk yi traitement yu njëkk yi mu def ko ba pare d'ailleurs déjà moom mi ngi wax ne bi mu demee ba foofu dañ ko bàyyiloon boppam presque amuloon ku ko jàppale foofu donc ñu defaral ko prothèse mu ñibbisi waroon fa dellu dans les 8 mois li ma lay wax ni 2015 la woon 2014 2015 donc tey boobu ba léegi delluwaatul te amatul interlocuteur ci li mu wax ba léegi
mu nekk loo xam ne démb bu ñu ko gisee ñun da ngay wax ak moom bëtam bi di sotti ndox mu nekkoon étudiant boo xam ne master 2 la nekkoon ci faculté ci fac science donc dafa obligé bàyyi jàngam ndax gaañu boobu ñu ngi tegaat doléance boobu noonu ci table bi di wax ne ñooñu nga xam ne ci lañ gaañu woon te ñu commencé woon leen jël en charge ñu dellu soit ci ñoom ngir faj leen ba ñu mën a dellu continuer seen jàng yaakaar gi ñu amoon ci seen jàng boobu ñu mun ko atteindre loolu tamit lu am solo. ñoom dañoo takku ci ñaata lañ war a toll. waa man ci ñaari signalé wu ñaari ma ci xam. ñaar laa ci xam Amadou Sarr ñi ngi ak keneen ku ma àndaloon nga xam ne ñaari baaraam yi ñoo dañ ñoom ñaar ñëpp ñu ngi woon ci cérémonie bi démb mais mu bëri mu ndaw li ci am importance mooy ay gaañu la am ci manifestation boo xam ne droit am la doon réclamer. Je dis bien droit am la doon réclamer parce que bourse étudiant droit am la et du ma ñëwaat si li sama naataango bi wax sànq mooy dafa di loo xam ne chaque jour pour nga jot si il faut que ñu xaar loola ba nga sës te li ma gëm mooy jour bu ñu ko bëggee fay ci fullaak fayda fay ko parce que yàggul dara balaa ñu doon dem élection fay nañ ñu le 29 donc buñ ko bëggee def ko yooyu noonu ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement dañu ñëw proposer beneen anam mooy lépp lu mun di xew mun nañ ko teg ci table bi discuter ko mais ba fi may toog di wax ak yow nii interlocuteur doo ko am parce que man de ba fi ma toog di wax ak yow nii mën naa la ne kii sama ministère u enseignement supérieur mosuma ko gis waxuma keneen mosu ko gis dama ne man mosuma ko gis te bu dee nag dañuy wax ci université wax ci étudiant interlocuteur là. ok ça veut dire que le dialogue qui doit exister existé wul. te loolu yoo xam ne dañ ko war di éviter la. ok xaaratu dafa mel ni dafa coupure de courant la. xamante ne étudiant boobu di Bassirou Faye ci la ñàkkoon bakkanam ci manifestation yoo xamante ne doxoon na fa yenn étudiants yi am ci ñoom loo xamante ne seen bourse yi lañ doon laaj ñeneen ñi tam di réclamer également ñi ci am licence ñu yóbbu leen fële nga xam ne moom mooy master ñeneen ñi également di réclamer li nga xam ne moom mooy orientation nouveau bachelier ba loolee am ci bi loolu weeru amee ba ci weeru octobre bi ñi ngi fàttaliku bu baax a baax procureur de la république bu Dakar ci la daal di janoog taskatu xibaar ngir maanaam addu jëmale ci mbir moomale di wax ne sax également am na ci koo xamante ne yoon dina ko teg loxo mu doon policier boobu nga xam ne moom mooy Tombong Waly ñu jàppe woon ko comme le bon suspect ci ginnaaw gi ci la ko yoon daal di teg loxo ak l'enquête bi nga xamante ne joxoon nañ ko division des investigations criminelles DIC ak audition yeeg ak yeneen yi nga xamante ne jot na cee am laata ñu la koy placer en garde à vue bi durée bi jeexee ñu daal di koy déférer au parquet jébbal dossier bi juge d'instruction bi doyen des juges daal di inculpé daal di tamit placer sous mandat de dépôt loolee également bi mu xewee am na yeneen mbir yu bëree bëri yoo xamante ne xewoon na ci ndaxte décembre 2014 yéen a ngi fàttaliku audition yi nga xamante ne amoon na fa rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy côté étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo ci waroon def ay seede témoignage bi nga xam ne moo ci gën a marqué nit ñi mooy bu Set Diagne bi nga xam ne daanaka ci enquête bi yëpp ci la sukkandiku ngir maanaam teg loxo ñeneen ñi nga xamante ne loolu am na ci ba ñu demee ba ci août 2015 am na leneen loo xamante ni feeñ na ci ndaxte gis nañu ne ki nga xam ne moom mooy avocat famille Bassirou Faye di maître Assane Dioma Ndiaye dafa porter plainte boo xamante ni daf ko dugalal fële ca doyen des juges muy plainte avec constitution de partie civile muy gis ne rek am na ñeneen ñoo xamante ne war nañ leen ci topp ci mbir mi bu weesoo Tombong Waly bi nga xamante ne moom la ñu considéré comme le bon suspect ci ginnaaw gi ki fi nekkoon doyen des juges ci jamono jooju muy Mao Sémou Diouf ci la daal di jël dogal convoqué inculpé yeneen ñaari policiers muy Sidi Mohamed Bougaleb ak ki nga xam ne moom mooy Saliou Ndaw ngir maanaam jox suite rek plainte avec constitution de partie civile boobu nga xamante ne maître Assane Dioma Ndiaye di avocat famille Bassirou Faye déposé woon na ko fële nga xamante ne moom moo ci am bi loolu tamit amee ba ñu demee ba ci atum 2015 ci njeexantal gi wala boog ci digg bi ci lañ daal di juge d'instruction bi jëlee benn dogal muy li nga xamante ne moom mooy ordonnance de renvoi en jugement maanaam mu jàpp ne kat li nga xamante ne moom mooy instruction bi jeex na am na ci ñaari policiers yoo xamante ne libéré woon na leen muy ki nga xamante ne moom mooy Saliou Ndaw ak tamit Tombong Waly daal di renvoyer en procès ki nga xamante ne moom mooy Sidi Mohamed Bougaleb ki nga xam ne moom mooy procureur de la république nag ci jamono yooyu daaldul woon na ko dàkkul woon ci dogal boobu nga xam ne juge d'instruction bi jëloon na ko ba tax na loolu parquet defoon appel ñu daal di dem chambre d'accusation tranché confirmé ordonnance su doyen des juges bi loolu lépp tam également mi ngi xewee ci atum 2015 ba ñu demee ba 25 août 2015 ci la ñu daal di nemmeekuwaat beneen sortie boo xamante ne avocat Bougaleb def nañ ko maître Moussa Bokar Thiam ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci collectif bi di wax rek maanaam ñaawlu anam yi nga xamante ne noonu la yoon doxalee ci dossier bi di wax ni ki nga xam ne moom mooy Sidi Mohamed Bougaleb taqul benn yoon ci li nga xamante ne moom lañ koy jiiñ
set na ci bés ba set wicc témoignage yi setal nañ ko waaye tamit éléments yi nga xam ne ñoo koy déchargé am na fi te bëri lool doon wax ni également doon ñaawlu rek li nga xamante ni moom mooy doxal bi nga xamante ni aju ci woon boobu noonu ba tey ci atum 2015 gis nañ ne Cour suprême également si avocat Bougaleb saisiroon nañ ko ngir ñu neenal dogal boobu nga xam ne jël nañ ko pour yóbbu ko ci attekaay ba ndaxte gis nañu ne kat am na yeneen mbir yoo xamante ne yu bëri yu feeñ ci dossier bi yoo xamante ne day setal seeni client waaye tamit loolu lépp tamit nenneeku nañ ko ci bu baax a baax ba ci tamit juin 2016 bi nga xamante ne moom moo weesu ci la ñu amal acte bu njëkk ci mbirum affaire Bassirou Faye fële ci tribunal bu Ndakaaru chambre criminelle de Dakar bi ëttu attukaay bi nga xam ne moom moo remplacé cour d'assises moom moo daal di jël dogal daal di tëj nga xamante ni moom mooy Sidi Mohamed 20 ans de travaux forcés loolee tam ba mu amee moom d'accord ci ay avocat am d'accord nañ ci def nañu appel ngir ñu attewaat leen dañoo ndax dañoo gis ne yoon am na neneen loo xamante ne noonu la war a mën a doxalee ci dossier bi le ndaxte tamit li nga xam ne moom mooy élément à décharge maanaam mbir yi am ci dossier bi tey setal Bougaleb dafa nekk ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax su ko defee kon lu ba léegi lu ëpp at a ngi nii famille Bougaleb di xaar ñu attewaat dossier bi maanaam lépp lu ci lëndëmoon lu leeral ko waaye tamit lépp loo xamante ne mën na setal seen doom ñu génnee ko teg ko ci table bi balaa ñuy tëj innocent ndaxte nekk na loo xamante ne luy indi gàllankoor la doon kon damay daal di loolu mooy li nga xamante ne moom mooy un peu historique gu dossier bi rek ma dellusiwaat ci plateau bi ak sama invité yi dañu gis ne procureur de la République bi muy njëkk a def conférence de presse Tombong Wale la ñu considéré woon comme le bon suspect bañ demee ba ci biir ñu gis ne kat am moom libéré nañ ko setal ci ñeneen taqal ci ñeneen ak lu mel noonu donc loolu noonu erreur bi ñu defoon ci Tombong Wale defoon ko ci Saliou Ndoye est-ce que gisu leen ni même erreur boobu tam également lañ def ci Sidi Mohamed Bougaleb quand on sait que témoignage yi Cheikh Diagne waxoon yëpp sukkandikuñ ci yëpp te yooyu yëpp cadré wul ak nga xam ne moom mooy Bougaleb ci côté boobu man sincèrement li may wax mooy on a une justice qui est assez outillée te yaakaar naa bu ñu demee bay wër un suspect ñu am un suspect di wër un coupable ñuy dem di jàpp nit bàyyi jàppaat keneen bàyyi ba mujjee ci kenn aussi si aujourd'hui c'est une erreur osons dire que l'erreur devient diabolique à ce point parce que tey am nañ assez d'outils pour gérer question yi alors maintenant ki ñu jàpp innocent la wala du innocent ñun étudiant nekkuñ ci dynamique wu prononcé wu ci lool justice prononcé wu na ci ba pare tey li ñu intéressé mooy sunu camarade lañ faatoon ñun ñoo doon demander justice am na liñ ñu jox ñoom ñoo xam ndax dañ ko def de bonne foi ou de mauvaise foi parce que peut-être ñenn ñi ñu ngi taxé nee nañ c'est un procès politique ou c'est un procès je sais pas quoi ñun on s'intéresse pas à la politique li ñu intéressé moom mooy le bien-être de l'étudiant sénégalais donc kañu jàpp am na ay moyens de toute façon yu ko permettre mu dem lancer appel il fera face au juge. affaire Bassirou Faye ñu bëri dañ koy mën méngale ak l'affaire des jeunes de Colobane bañ leen njëkkee jugé tëj leen 20 ans de travaux forcés bu ma nee affaire des jeunes de Colobane mooy ñi nga xam ne jàpp nañ leen di leen jëñ faatu policier Fodé Ndiaye en 2012 bañ leen njëkkee atte dañ leen tëj 20 ans de travaux forcés laata ñuy dem appel ñu seetal leen gis ni kat erreur la woon du woon ñoom ak ñoom dañ leen a torturé woon ba ñu def aveu ak yu mel noonu également est-ce que tamit du la xaw a delloo si tuuti ci dossier boobu noonu. bon man personnellement du ma def comparaison sax parce que peut-être contexte yi am na tuuti différence quoi qu'on dise aussi les jeunes de Colobane ci beneen domaine la woon bii on parle de l'université. comparaison n'est pas raison quoi. comparaison n'est pas raison quoi qu'on dise. mais juriste nga xam nga ne erreur judiciaire moom. erreur judiciaire conséquence c'est dramatique. waaw c'est dramatique parce que on peut prendre aujourd'hui un innocent dugal ko ci carcan boo xam ne xëy na dana métti day am c'est des erreurs judiciaires day am quoi chaque jour dañuy dégg ne nit tëj nañ ko et à la longue da ngay xam ne demeewul noonu. ok mais parfois aussi nit tamit luñ la loo set ñàkk a setadi buñ la tëjee devant la justice say mbokk duñu nangu yow doo nangu parce que kaso neexul kenn du ko ñeme. ok yéen a ngi suivre vous êtes au cœur de l'affaire lan mooy seen attente par rapport ak procès en appel bi ñu jëm. maanaam attewaat bi nga xam ne war na am ci Bougaleb. li ñuy wax mooy que ce soit le procès en appel ou le procès bi passé li ñuy intéressé mooy que justice soit rendue à Bassirou aujourd'hui justice lui est rendue jusqu'à ce qu'on voit que affaire yi dina jël bu jëlee nag beneen ampleur jël beneen direction bu boobaa dinañ déterminer bu baax dinañ won askan bi tamit suñu taxawaay par rapport à ça parce que lii duñ ko bàyyi moo tax ñu koy commémorer chaque année. C'était Balla Gaye avant Bassirou le 21 janvier 2001 le 31 janvier 2001 si j'ai bonne mémoire te ba léegi bàyyeeguñ ko boobu ñu ngi koy commémorer chaque 31 janvier dañ koy feet boobu leeragul ba léegi de. waaw ba léegi. parce que kiñ ci doon tuumal dañ ko mujjee setal. waaw donc ba léegi kenn xamul ku rey Balla Gaye. te ba léegi ñu ngi demander justice. ok foog mu leer ba léegi ñu ngi demander justice foog tamit ñu profiter ci occasion wax nit yi ne suñu police aussi nañu xoolaat seen taxawaay étudiant du moom moo war a mën a nekk ki nga xam ne fa la ñuy essayer li may jàng école police foog mu leer chaque jour bu ñuy ñëw université dañuy wàcc ak tout un arsenal d'armes
saa yéen itam da ngeen doy war fa ngeen récemment di détruire les destruction de biens publics yi ngeen di def aussi li dal Bassirou ba tey yeewul kenn même si l'État du Sénégal aujourd'hui est en train d'offrir des procès yeewul kenn pare wuñ aussi pour bàyyi lool récemment dañuy wàcc di def doxu ñaxtu suñu faculté man sama amical j'ai un membre boo xam ne fii lañ ko tiré à bout portant fii c'était woo lañ mujj ak moom di dem di ñëw ci bët te des policiers qui le font foog loolu ñu wax ci policiers yi foog ñu xam ne université du champ de bataille y a pas plus civilisé que l'étudiant. mais tam yéen étudiants itam mënuñ leen bàyyi ngeen di toj bus yi ñu war a dugg ñun war a dugg di dem ngeen di ko toj ak loolu aussi loolu également foog ñu indi ci taxaw seetlu ak leeral. destruction de biens publics c'est un délit yow juriste nga fac droit nga nekk war nga xam loolu. man je suis contre ça je suis contre toute destruction de biens publics parce que tey bien bi ñuy yàq ñun étudiants ñoo ko moom mais nañu xool mbir yi soubassement yi ak fondement yépp tey damay am li ma métti ma jógee dans de lointaines contrées dëkk supposons Fongolemi ñëw à Dakar di jàng aw ma fi famille d'accueil je ne compte que sur ma bourse pour avoir des moyens de subsistance alors l'État du Sénégal n'attend jusqu'au mois de je sais pas juillet pour me payer ma bourse est-ce admissible maa ngi doog a jot rappel ak plusieurs samay morom est-ce que loolu tamit xel nangu na su ma wàccee ci tali bi doxu ñaxtu rek. ñenn sa gis nañu facteur d'échec la yenn conditions de kii études yooyu. mais facteur d'échec la. tey ki nga xam ne mii ci bourse am la yaakaar parce que papa am amul doole yaam amul doole ñëw na Dakar amul famille d'accueil bourse boobu ci lay photocopier néew ko sa bëri cours yu muy utiliser pour def ay examen bourse boobu ci lay jënd les tickets yi nga xam ne nii ça s'évalue à 11 250 francs le mois bi muy duggee restaurant du dëgg ci lay jënd saabu ak yeneen tey boo ko bëggee téye ba dernier moment ça veut dire que étudiant boobu tey bu échoué sax yow am nga ci une lourde part de responsabilité. ok lourde part de responsabilité mais dafa am leneen loo xam ne nii alors faaw ñu leeral mooy que police li ñu doon def ba léegi arrêté wu foog état bi jël ay responsabilité. franchise universitaire xanaa léegi ñu ngi koy respecté. franchise universitaire ñu bëri ñu ngi koy interpréter mais des fois aussi dañ ciy def ay erreurs quel que soit le degré de protection de l'université des fois aussi si la loi le requiert si la situation le requiert autant pour moi la gars yi mën nañ dugg à l'université nangu nañ mais na fekk mu nekk situation boo xam ne ni c'est une situation vraiment bu assez poussée. te ku ne xam na ne y a pas plus civilisé que l'étudiant loolu laa doon wax léegi. aujourd'hui zone de non-droit ngeen ko bëgg a def de. tey on a plus de 80 000 étudiants à l'université Cheikh Anta Diop. c'est égalable presque à la ville de Fatick ou à la ville de Kaolack amuñu gendarmerie ci biir amuñu police ci biir déggagu leen fa rayante nañ étudiants yi jamante nañ seen biir. c'est parce que nous sommes civilisés mais suñu wàccee ci tali bi wàccuñu l'intention n'était pas d'aller jeter des pierres mais c'est pour venir barrer la circulation montrer aux yeux aux faces du peuple que tey kontaanuñ ba léegi ñu ngi ñuy maltraiter mais su policier bi ñëwee moom buy ñëw il ne cherche pas à comprendre balaa muy yegg si fële lay armé commencé sànni ay grenades lacrymogènes. mais entrave à la liberté de circulation c'est un délit aussi hein. bu gën a jege si ci lay jël balle blanche loolu waral xeer yi ñëw. mais l'intention n'est nullement de détruire un quelconque bien public que ce soit. ok te ñun aussi nous condamnons. waaw yaakaar naa message boobu am na solo loolu moom war nga ko wax bu baax a baax bu mbokk étudiants yi dégg ko bu ñuy manifester ñu bañ a suñu bus yi ñuy dugg ngir yàlla nañu ko bàyyil bañ ko lakkati bañ ko tojati tamit. dañuy condamner toj bus arrêter ambulance ak yenn détails te boo xoolee ren le mouvement syndical changé na lu bëri le paradigme a changé. ok ren la am moins de tension à l'université vous le savez pourtant kenn joxuñu lem wala suukar pour ñu dugg suñu nekk toog mais c'est parce que dañuy def prise de conscience ñu bëgg nit yi xam ne les étudiants agissent de bonne foi comme fi mu toll nii li fi naqari woon ba tey mu ngi fi naqari te ñëpp gis nañ ne tension bi wàññeeku na c'est pour montrer au peuple que du ñun ñoo barbare en réalité c'est l'État qui nous pousse à être barbare. d'accord kon mu ñëwaat ci Ibrahima Ngom laaj ko rek lan mooy seen attente par rapport ak procès en appel bi nga xam ne moom la ñu dëgmal parce que dañu war a tëjiwaat dossier bi devant la chambre criminelle d'appel pour attewaat ki nga xam ne moom mooy Bouga Leb. waaw comme ni ko sama naataango Bamba waxee sànq ñun lu ñuy xaar nekkul ne que ne état def na ay recours wala kii moo def lii wala kii deful lee l'essentiel mooy suñu camarade bi ñu ko faatee ñun étudiants yëpp ñoo taxaw. ñu ne dañoo bëgg que yoon def liggéeyam que justice soit faite sur la mort de notre frère Bassirou peut-être nag xëy na état sénégalais wala la police am nañu tous les moyens requis pour def seen liggéey def nañ lu ñu war a def trancé nañu nee nañ diw lañ tëj nañ ko 20 ans waxoon naa la ko bi mooy soog a commencé taxul ne ñun dañoo am lu ñu gënal parce que ki dem na ba pare. mais ñun dañ ci profiter pour lancer un avertissement un cri de cœur que ne loolu am noonu li ko waraloon moo ngi am ba tey université ñun foofu la ñuy waxee. man ak comme ni ma la ko waxee man ak moom ñoo bokkoon benn néeg bu ñu doon fanaan
mais du ma témoin du ma dara parce que fekkewu ma. ok kon foofu mënu ma fee sori. mais dama lay xamal ni étudiants yi université li siy faatu bëri na torop jamono yi tey ma wax la nag lan moo ko waral. ah bon. étudiants yi faatu bëri na torop boo demee si hôpital yi fépp étudiants yi nga fay fekk parce que lacrymogène yi ñuy commencé di utiliser depuis 2 ans day faat da ngay dox étudiant da ngay gis étudiant bu dox ba daanu lacrymogène yi ñuy tiré université même ñiy liggéey université sax wëratuñ dañoo feebar dañ koo changé yaakaar naan tey université ñi nekk service médical xam nañu li may wax étudiants yi dañu leen a dañ ñoo baare ndax fees étudiants yi ndax lan tant que ñoo ngi jël étudiants yi du ñu mun a am sax positif am beneen. est-ce que nga joxe ay chiffres nombre de étudiants yoo nga xamante ñoom ñoo ciy faatu wala ñi ciy géew ak yooyu noonu. jour boobu noonu d'après les chiffres du service médical il y avait 487 blessés ci journée boobu am na ñoo xamante ni dañoo tëbb ay étages daanu na ma ko yàlla baal sax ba dañ ciy dégg yoo xamante ne nii sax ñi ko sañ dem nañ bay wax ne moor yi ëpp na lool mais li nga xamante ni aussi ñun wóoruñu duñ si mun a avancer mais jàppal ne man buñ ma waxoon ne ma jour boobu bés boobu lu mot fukki nit faatu nañ dinaa ko gëm man parce que ñi demoon hôpital am na si ñi nga xam ñu ngi témoin di ci wax loo xamante ni jour boobu moom c'était un massacre léegi nag boo gisee li tax xeex yi étudiants yi xeex bi wàññeeku ñun suñu doxu ñaxtu wàññeeku université parce que loolu la lacrymogène yi ñuy tirer étudiants yi ku ñu koy tirer di nga am problème respiration di nga am problème tension di nga am tous les maladies qui existent te day rey day faat les étudiants sont toujours malades état considéré wul étudiants yi parce que bu fekkonte ne ni considéré nañ dina am ce qu'il y ait une médiation un plan de communication très efficace qui permette aux étudiants à chaque fois qu'il y ait des problèmes ñu mun a toog résoudre ko d'une manière rapide parce que étudiant sommation mooy tax mu jug sommation si dans quel cadre mooy tant que ay problème dajalool ba bëri mu dem ba sës du mun a dem di grève te da ngay gis ne aussi ñun bu ñu grève nan la ñuy def ba ñu dégg ñu. ok seetlu na aussi phénomène du suicide dafa bëri trop ci foofu noonu étudiants yi dañ ko fay faral di nemmeeku étudiants lan moo leen di poussé ñuy suicide di xaru. cas de suicide université non man déggaguma ko fa de. ok li nga wax ni man déggaguma fa benn cas de suicide université bien que je fais partie des personnes les plus informées. parce que ñun ay président amical lañ étudiant bu feebar ñun ñooy jël ordonnance heure añ bu jotee suñu kër yi da ngay ni xanaa fii këru Baay Faal la suñu néeg yi boo jëndee 10 000 francs du doy boo jëndee 20 000 francs du doy ku ci war a dem week-end sax day ñëw laaj la paas nga jox ko ku ci jàngu ba tëj nii jamono yi 5000 10 000 bu la nit nee Casamance laa ñibbi nga yëkkati 10 000 jox ko bu la nit nee maa ngi ñibbi Fuuta nga yëkkati 8000 jox ko dañuy mel ni ay président que ni ñun loolu lu ñu am rek dañ koy bokkaat ak suñu moroom étudiants yi te dañ leen di jàppale moo tax information ñun lu ñu la si wax mooy li am parce que nag bëri na ñoo xamante ni université bu ngeen ñëwee rek tàllal seen ay micro non dañuy wax di dem rek dañuy wax rek di dem mais li ñuy wax xamuñu si dara. ok d'accord loolu damay ñëwaat léegi ci ki nga xamante ne moom mooy Diène Ngom di ko interpréter rek par rapport ak li nga xam ne moom mooy naka ngeen gisee procès en appel bi nga xamante ne jëm nañ ci ñu ngi koy waajal. waaw xam nga dama bëggoon d'abord ñu leeral que ne Bamba ni mu ko waxee ñun étudiant suñu prérogative nekkul diw a def nekkul diw deful suñu camarade lañ ci perte ñuy ñaan na ci dëgg am dëgg boobu ñun yoruñ ko loi moo ko yor loolu rek lañ ciy ñaan du ñun ñooy déterminer diw moo ko def xamuñ ko sax d'ailleurs beneen anam bi mooy dama gëm ne ci réew lañ nekk te réew ku ci nekk nangoo respecter justice ba ca nekk tant que dossier boobu noonu ñoom justice collecté wuñ ko parce que def nañ appel man franchement du ma ci mën a wax je ne parle pas sur un dossier bu nekk devant la justice et que je fais confiance voilà à cette justice donc je dois attendre son verdict loolu moo tax man sama wax du ci mën a sori. ok d'accord léegi damay ñëwaat ci Fayla Fall di yaayu policier boobu di Sidi Mouhamed Bougaleb yéen ba ngeen defee appel boobu ba léegi ëpp na at lan mooy dëggantaan li nga xam ne moom mooy seen attente li ngeen di xaar. waaw yoon def ko. ñun li ñuy xaar mooy ndax procès ba soo demoon
si procès bi dafay leer nañ parce que li ma la wax ci 17 témoins yooyu am na étudiant bu taxaw du fay mu ne Cheikh Diagne ñu ne ko ndax kii moo kii mooy suspect bi mu ne leen du kii ki rey Bassirou Faye comme ki ñu gis ñun fii ak fukki at bu ma ko xoolee naa ko xamee ba pare daal ne juge yi bu fekkee da ngeen am leneen loo leen may laaj ngeen laaj ma waaw expert balistique bi ba mu ñëwee dafa ni policiers yi seen arme yu tàpp sama doom ay balam arménien bi ko yoroon nee na bu ko leb delloo na ay balam yëpp ak munition bi dara manqué wu ci waaw mais lan moo tax Diagne di joxoñ sama doom ah sa Diagne ñemewul taxaw fii parce que dafa ma tooñ sama doom nit doo gis dara rek nga. mais moom joxewul tur de dafa def description rek gars yi basé wu ci description yi dem jàpp. déedéet mais mu taxawee tribunal dafa taxaw naan kii la di joxoñ rek pour la muy joxoñ sama doom. te moom description yi mu def sax gis nañu ne am na yu mu wax yoo xamante ne dajawul ci Bougaleb. Bougaleb c'est un innocent Bougaleb bi muy gaañu même ay chef am yëpp dañ ne Bougaleb nekk fa woon dañ ko il était blessé jógee na école police mi ngi temps Abdou Dias waaw mais lan moo tax nit ko à base yu fragile yoo xam ne da ngay taxaw rek toog sa tribunal ñu lay woo nga ñëw nga naan kii la mais loolu fan ban gis lañ ko gisee procureur bi ne 5 ans juge bi ñëw na 20 ans mais y a problème. donc information premier jugement bi daal moom ngeen di séntu ci procès en appel bi waaw te yaakaar nañ ni yàggatul bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor service enrôlement léegi mel noonu ñu ngi koy déggee yaakaar naa am na quelques interventions yu ñu mais lu may waxaat nii nga baal ma moom may man sama doom peut-être li ñu ko tëjee moom may peut-être lu mu nekk un libano-syrien parce que un libano-syrien boobu man moo ma métti moo ko métti moom waaw parce que femme boobu génn temps yi di wax Penda xaw ma lan Penda Ba dafa saaga olof yi ñu tëj ko mais génn nañ ko lan lañ ko génne politiquement. liberté provisoire la ñu wax de communiqué mais génn liberté provisoire ak yëpp mais génn nañ ko rek te pourtant li mu def c'est flagrant mais Bougaleb li ñu wax gën na wax son nom l'étranger c'est un libano-syrien mais xale boo xam ne fii la juddu hôpital principal ñun ay papa marocain la sama doom bii Maroc la nekkoon mais bi ma gisee dafa ne sama yaay dafa sonn man ñoom ñaar rek laa am Bougaleb moo ma daan wéetali si kër gi kii fela la nekkoon mais bi ma gisee dafa ñëw mais justice dafa war a def lu yoon bu ñu xoolee xam ne ñoom xamuñu kii rey ñu bàyyi sama doom waaw mais jël koo xam ne un innocent tëj ko ci biir kaso bi mu toog fa di xalaat loolu dafa nekk loo xam ne ñun suñu justice bi ñun fan lañ jëm moo tax maa ngi lancé appel ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yaayu policiers yi ak yaayu gendarme yi ak yaayu douanier yi ak yaayu militaires yi ñu xam bu baax nu ñuy liggéeyee ndax policier bu dem def lu muy liggéeyam ba pare ñu jàpp ko tëj ci kaso bi c'est pas normal policier nit la comme ñun bu ñibbisee ci kër gi de semi tonem sol t-shirt yi ñoom ñëpp a yem waaw sama doom bu defoon day taxaw carrément la def sama doom na sax ok message boobu dégg nañ ko bu baax a baax kon ñàkkul ne ci fan yi di ñëw rek li nga xam ne moom mooy procès en appel bi dina am fële ca tribunal bu Dakar wala boog beneen juridiction boo xamante ne ci la ñuy attewaat kooku nga xamante ne moom mooy Sidi Mohamed Bougaleb bi nga xam ne moom la ñu tëjoon 20 ans de travaux forcés 24 juin 2016 te mu nekk fële nga xamante ne moom mooy camp pénal bu Liberté 6 techniciens yi ñi ngi may xamal ne temps bi daanaka li ci des bëreetul de bu dee mën nañ jël quelques interventions ci public bi rek Mohamed Bougaleb moom frère la ci ki nga xam ne moom mooy policier boobu di Sidi Mohamed Bougaleb moom également mën na jege si rek am kaddu yoo xamante ne daf ko ci sànni lépp rek aj tënku ci li nga xamante ne moom mooy thème bi ñu tàmm tey fas ko yéene waxtaane muy l'affaire Bassirou Faye di étudiant boobu nga xam ne moom la ñu bootoon 14 août 2014 fële sa université Cheikh Anta Diop bu Dakar. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. bon li may wax ci affaire bi mooy je dis que la justice sénégalaise a été intimidée maanaam dañ leen intimider quoi parce que seetlu nañ benn affaire étudiants yi am nañ benn genre kii bu ñuy am na benn affaire bu ñuy dégager ci dëkk bi quoi ba dem nañ boo xoolee ba ci biir sax état ñemewu leen. parce que yaa am na ay jamono fii jël nañ fi benn étudiant moroom am na problème ak moom xam nga
dóor ko mu dee xam nga dóor ko mu dee. wax dóor ko mu dee étudiant lu ñu def marche bañ. da ngay taxawee na la waaw étudiant waaw ba mu dee étudiant yi dañu def marche bañ defee marche ba pare xam nga nu ñu mujjee def bàyyi affaire bi mu demee xam nga foofu la mujjee yam xam nga pour revenir tamit ci gars yi la ñuy waxee ni ñuy waxee ñoom boo déggee seen wax mooy ñoom justice intéressé wu leen en tant que tel quoi mais ñoom problème étudiant yi moo leen intéressé maanaam ñoom dañu far quoi loolu mooy affaire bi te dafa am benn préjugé bu am dafa nekk ci étudiants yi xam nga te dafa nekk sax am man dëgg naa benn droit de l'homme bu naan policier bu dee ak mbaam bu dee ñoo xam ne moo yem am na préjugé bu nekk ci étudiants yi mooy lan mooy waaw préjugé boobu tax ni ne maanaam say bu ñu ko jàppee tëj ko ñoom pour ñoom garaawul policier yëpp benn la muy Tombo Wali muy Saliou Ndaw ku mu ci mënoon doon ñoom nii lay demee mais man ki muy interpellé mooy la justice sénégalaise quoi parce que Bassirou Gueye ci boppam procureur non Bassirou Gueye ci procureur ci boppam xam nga xam nga dama ko xam nga dañ koy dégg parfois muy lancé ay menaces par rapport ak gars yi ni ñuy wax ci justice affaire yooyu mais moom lañu njëkk a weñaar loxoom ci projet Sidi Mouhamed Bougaleb bi parce que moom te fi xam nga waaw xam naa ñu bañ a diriger ay attaques rek comme que moom nekkul ci plateau bi ñu bañ ko attaquer frontalement quoi waaye non il a vu lu mu gis noonu la ci projet Sidi Mouhamed Bougaleb convocation laa lay bañal rek non convocation mais li mu gis xam nga dañ naan procureur dans l'affaire la mais xam nga mënul am tout le temps tort côté boobu il a bien vu parce que dafa nii xam nga Sidi Mouhamed Bougaleb mënul rey Bassirou Faye parce que balaa nga naan naam xam nga da fay nekk ba pare quoi parce que ci lan Cheikh Diagne ñëw na nee na kii moo rey quoi nee na Cheikh Diagne ñëw na taxaw ne ki mu gis teint clair la xam nga wax na fi ay taille ba 1m95 def ay 1m90 bagage yooyu noonu mais Sidi Mouhamed Bougaleb il fait à peine eggu fa sax parce que mën naa ko sut fait man 1m85 laay def kon mënul def sax 1m85 bay def 1m90 parce que gars yi ñooy wax ay affaire du leer naa xam nga te dama koy cité quoi parce que je trouve que xam nga am na nu mu doxalee waru ko woon doxalee muy leer naa Cheikh Diop kooku mooy kan leer naa Cheikh Diop Diassé la nekkoon Abdou Diassé moom moo nekkoon Cheikh Abdou Diassé dañuy say di jël armam ak affaire yooyu moom ma ko bindal kii pour mu dem jël armam kooku dañ ko doon jaawle xam nga ressemblance à 100% mënul am mais biir police dañ ko doon jaawle ci Sidi Mouhamed Bougaleb leer naa la deuxièmement non tribunal da nga lañ ko wax leer naa la deuxièmement time dem na ba 1m90 affaire yu mel noonu moom ba Cheikh Diagne di ñëw di identifier Sidi Mouhamed Bougaleb au niveau di identifier Sidi Mouhamed Bougaleb au niveau de l'école police moom moo woo Sidi Mouhamed Bougaleb par téléphone mais waxu ko ni mënoon na ko bañ a woo sax parce que moom xam ne ni xel ni kooku nekk foon Sidi Mouhamed Bougaleb nekk foon mais moo ko woon ne ko rassemblement lañ lay doyee Sidi Mouhamed Bougaleb ba mu ñëwee dafa fekk Cheikh Diagne ak yeneen élément dégg man nag xaw ma ndax dafa intimider Cheikh Diagne xaw ma nu mu demee noonu xam nga ci yeneen affaires yi noonu xam nga kooku mooy Cheikh Diop ci yeneen kii témoignage boo xoolee témoignage géej jon parce que déposition nee na moom leet naa la kii la gis gradé la gis boo xoolee décor épaulettes yi ak affaire yooyu leet naa la gis nga ñëw ci Doudou Faye moom ñëwaat na sax ci procès ba mu ñu taxaw mu ni kii tey bu ko mu gisoon fii ba xaw ma combien de temps ok si Mouhamed Bougaleb dañ lay jaajëfal technicien bi nga may xamal ni daanaka temps bi dafa daal di tënku rek loolu mooy li nga xamante ne moom moo xajoon ci waxtu bi ñu koy gërëm bu baax a baax di ko jaajëfal bu baax a baax di gërëm tamit di jaajëfal sama invité yi nga xamante ne ñoom laa fi dalaloon kii di Fayla Fall nekk waajur bu jigéen ci Bassirou Faye ki nga xam ne moom mooy Sidi Mouhamed Bougaleb ñu bàyyi ko rek mu tàggatoo. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ni naan rek ngeen jàpp ci rek te état bi tamit xam ne na man sama doom du ma ko bàyyee noonu comme ñoom li ñu wax nii ne ñoom tëj nañu Sidi Mouhamed nangam man ba tey xam naa ne sama doom c'est innocent te man dinaa xeex def lu ne sama doom génn ci kaso bi mu ko bàyyi noonu ok Diène Ngom ñu bàyyi la yow nga sànni ci sa kaddu liñ ci wax rek mooy di ñaan lu mel noonu bañatee xew université profité aussi waxaale sunu autorités yi nekk étudiant nit la koo xam ne ay argument la yor bépp problème bu mun di am ci table lay mujjee ñun étudiants yi ñun ñoo leen di woo ci table amul len luñ mënta discuter mais luñ mënta waxtaanee mais imaginez ki am problème ba pare amul interlocuteur te du moom demul uti interlocuteur amul du sunu ministre du sunu directeur du kenn koo xam ne mënu la wax ne étudiants yi duñ ma parvenir seen problème soit par message soit par intermédiaire soit par écrit mais jamais de réponse donc loolu tamit bëggoon nañ ko ñaaw
voilà. jërëjëf ma ñëw ci kon rek fac droit waa fac droit yi sama les juristes en herbe. effectivement. futur procureur wala futur avocat. bon wala futur juge. bu mu ci mënti doon rek nañ exercer dans les métiers du droit. ok sunu passion la sunu bëgg-bëgg la. li may wax rek di ko tàggatoo mooy maa ngi jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi d'abord. di jaajëfal Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi seetaan mais tam na nit yi xam ne newuñ fi tey pour def procès Sidi Mohamed Bougaleb ñun étudiant parce que tey ku nekk da ngay jéem a nekk à la place de la personne wax naa ko sama njëlbeen wax kenn yéenewul kenn kaso ndaw la boo xam ne nii espoir la woon yaayam mu ngi wax déjà léegi ne moo ko doon wéttali taawam kon gënalul kenn procès am na yoon moom moo def li mu war a def ñun pare nañ ci comme yoon def na li mu war a def pare nañ ci ba keroog ñuy déggaat leneen ñu ciy am beneen taxawaay. ok d'accord donc foog foofu noonu leer quoi. waaw ñaareelu mbir bi mooy li camarade bi tëjee foog mu leer suñu ministre Mary Teuw Niane problème yi yàgg nañoo bari université mais ba léegi man président d'amicale laa kële jooytu na ko man dama koy jooytu il ne reçoit personne pour qu'on règle les problèmes alors duñ ñu recevoir bu dul dañoo taal dëkk bi gis nga bu ñu ko taalee tey bu ñu histoire tey ba mu tàng jër balaa guddi gi coup de fil yi commencé daw suba ñu recevoir leen pour pourquoi ñu bàyyi ba daay gi lakk kër gi après ñuy xool ni ñu koy régler c'est pas normal loolu lañ war a yaakaar naa ne dégg nañ interpellation boobu maa ngi jégaluwaat bu baax ci kanamu sénégalais yëpp su fekkente ne débordement am na suñu yaay aussi ñu ngi tuub bu baax di la masaw coono aussi quoi qu'on dise di xam le ne aussi camarade Cheikh Diagne aussi tey ñun ñëpp on n'est pas placé tey pour porter jugement ci moom fi mu toll nii justice rek moom la ñu war a mun a waxal peut-être moom ngeen war a mun a xool nan ngeen di régler problème boobu noonu en face Ibrahima Ngom rapidement en quelques secondes. waaw di terminer par gërëm la ci invitation bi parce que ça nous permet quand même ñu profité waale di joxe suñu quelques problèmes di def benn témoignage bu ndaw rek ci Cheikh Diagne parce que ñun ñoo dëkk ba ku ñëw université bi ba tey sànq rek avant may yegg ci déggante nañ téléphone li ma xam ci moom mooy nit ku baax la ku ñàkk caaxaan la te dañuy wax tamit allahu ya'lam yàlla rek moo xam ñun comme que témoins yi mënuñoo sori ci débat loolu tax ni ñu waxee mu demee noonu di terminer nag ci suñu ministère du tutelle muy Mary Teuw Niane nga xamante ne nii professeur la faculté des sciences temps yooyu ñëwoon na fa tàggoowul étudiants yi ba ñu jox ko avertissement étudiants yi dañ koo bëggoon a sànni xeer sax dóor ko parce que ñoo ko mën mais dañ see jàpp ne ko bàyyi leen mais Mary Teuw Niane ñu ngi koy wax ne ko en tout cas man général maa ngi koy wax ne ko bés bu duggee université moom dinañ ko dàq mu génn ca biti déet ay menace de mort moom du ma ko bàyyi muy jàll sama émission moom parce que nañ ko yemale foofu rek sëñ bi parce que nañ ko dajale foofu rek convocation laa lay bañal menace de mort c'est un délit considéré comme un délit au Sénégal waaw dama ne tënk kàddu yi foofu rek dama ne émission bi mi ngi may xamal ne temps bi jeex waaw menacé wuñu dañu ne su fa ñëwatee dinañ ko dàq dinañ ko saboté mais newuñu dañ koy dóor wala dañ koy sànni xeer mooy tuleen posé actualité yóbbu fële tribunal wala rëbës rek waaw baax na merci jërëjëf loolu mooy li nga xamante ni moom moo aju woon ci waxtaan di jaajaxal bu baax a baax équipe technique et rédactionnelle bi ñu gunge woon ci waxtaan bi di gërëm bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ne ñi ngi bàyyi xel émission bi di ñu gunge di ñu xelal saa su ne moo xam fii Sénégal la moo xam région de Dakar moo xam bitim réew ñi ngi leen di gërëm bu baax a baax waa banlieue fàttewuñ kenn Pikine Guédiawaye Thiaroye Malika Mama Fatou Ba ñi ngi koy nuyu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ba beneen jotaay